seen émission de découverte sur Sokone TV ñu demal leen nag kër Bakar Diayité ngir wonale leen ak chef de village bi si département bu Foundiougne na mu liggéeyee dëkkam amul benn chef de village bu ko def partenaire yam fa dugal ay maire ñu ngi si département bi mu ne suñ ko am monsieur Abdoulaye Ndoye nag mook askan wa benn lañu ba ñu demee si dëkk ba sax di def micro trottoir ñëpp a ne ko gongo wi di gis bokkul si lii si ay réalisation la bokk maison communautaire bi nga xam ne def na ko muy centre bu mag ci digg dëkk bi ngir ndaw yi mun si di fi defee seeni activité waaye centre bu moderne la mu taxawal aussi ab jardin communautaire jardin bi nag jigéen ñi di si gis seen bopp bu baax a baax si wàllu maraîchage bi mu teg si defaral leen sax foo xam ne fii dañ fiy fóote waaye poulailler bi nag mu nekk la askan wi gënoon a yittewoo weddi gis bokkul si ñii nga xam ne yëkkati nañ ay kàddu ngir def seeni témoignage. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi man maa ngi tudd Alé Diadje dëkk Pikine bu Dakar war a ñëw def témoignage ci mbokk mi di Abdoul Ndoye war naa ci mën a def témoignage nag ndax ni ma demee ak moom la ni ñu demee mooy dañoo yarandoo jàngandoo màggandoo lu bëri ñu defandoo ko ba jàpp naa ne xam naa ci moom loo xam ne mbokkam yu bëri xamuñu ko ci moom moom it xam na ci man loo xam ne sama mbokk yu bëri xamuñu ko ci man waaye nag dina am rek lu ma témoigné ci moom ndax nit ki tam wax léppam du yomb sax ndax bëri bu muy bëri ak expérience yu bëri yi ñu dund d'abord damay njëkk a wax ci wàllu njàng mi nga xam ne d'abord moo ñu boole woon mbokk mi boroom xam-xam la ndax dafa bokk ci ñi nga xam ne am nañu chance su jàng arab jàng ko ci jël ko ci source yu baax yi maanaam lu ñuy wax élémentaire mu jàng ko ci ak qualité ci moyen mu jàng ko dem sax ba ko commencé jàngale fii doo ko génn dem Égypte bi mu demee Égypte aussi jàng fa ci Al Azhar ba dugg fa université ba génn ak diplôme universitaire muy maîtrise donc kooku déjà rek xam-xam la mu jàngaat loo xam ne encore culture la muy civilisation arabe te islamique boole ko nag defe ko ci faculté boo xam ne boobu it spécialement pour éducation la muy kulliyatu tarbiya ci ñi ko xam donc il a été formé comme enseignant donc ginnaaw bi mu amee xam-xam pare amaat na beneen xam-xam muy xam-xamu jàngale moo tax forcément pour mu nekk éducateur pour mu nekk leader dafa yomb ndax di nga xam lan mooy doomu aadama muy psychologie mais di nga xam lan mooy mbooloo muy sociologie ci wàllu kooku dafa naa ne loolu doy na ci sëkk ci ñi ko xam lu muy ne boroom xam-xam la xam na histoire xam na langue arabe xam na éducation mais boroom xalaat la aussi boroom xalaat la ndax ku ñëw xalaat la kuy gis la ku mën a dégg la intellectuel nag laajul nga wax fukki langue soo déggul benn làkki tey liggéeyloo sa xel say xel di nàcc déjà intellectuel ma boole ci leneen muy ne ci wàllu social c'est quelqu'un qui est très sociable nitu mbooloo la nit la koo xam ne ku bëgg di dajale la am na kóllëre bon man li ci gën a exemple bi gën a jege rek mooy groupe bi nga xam ne actuellement moom lay fréquenté nga xam ne mooy seul groupe boo xam ne pratiquement mooy groupe bi may fréquenté moom la ma ñu bëri xamee ginnaaw yàlla ci moom laa jaare ba intégré groupe boobu muy ñoo xam ne moom la ñu dëkkaloon bi mu jógee fi ñu bokkoon dëkk ñun ci suñu quartier bi toxu dem quartier bi ñuy wax ginnaaw raay donc groupe bi nga xam ne d'ailleurs ci lay identifié wu bëri tey mën naa nettali seen ngune ba nuñ egsi nii groupe boobu ginnaaw yàlla moo ci moom laa jaare ba intégré groupe boobu terewul nag am naa sama yeneen relation yoo xam ne yeneen côté la yoo xam ne ci ay côté mbokk wala ci ay côté dëkkaale waaye daal comme groupe bi may gën a identifié wu ginnaaw yàlla ci moom ku am kóllëre la comme ni ma ko waxee ku mën a sàmm diggante la ku mën a fàttaliku démb la am na it beneen facette muy leader la leadership nag dafa laaj ci caractère yu bëri laaj na xam-xam laaj na vision laaj na foogu mais laaj na une forte caractère une forte personnalité donc loolu it mi ngi ci moom côté leadership lii tax nag ngeen def témoignage bi jàpp naa ne bokk na ci peut-être réalisation yi mu def ci dëkk boobu di Kër Bakar Diayité waaw loolu itam bokk na ci li ma mën a témoignage mooy ku bëgg dëkkam la ku bëgg zone am la ñun bi ñuy njëkk a fréquenté dëkk boobu amuñu 20 ans mën naa ne peut-être ci ay 17 ans 18 ans la ñu toll mu buub ñu campagne ñu du sax campagne ñu comme niñ koy waxee nii mais wax ñu qualité dëkk bi wax ñu kii ba ñun ñëpp ñu ànd def groupe boobu ay xale lañu tàggu suñuy waajur ñu ànd jóge Dakar ñëw ba Saloum ñëw ba Kër Bakar Diayité suñu voyage boobu ba léegi dañ koy fàttaliku c'était dans les années 77 peut-être 78 donc loolu ku bëggul sa dëkk wala ku xeeb sa bopp wala ku xeeb sa dëkk wala ku xeeb
say mbokk doo def lu mel noonu. donc ñun nag suñu diggante yàgg na moo tax ma mën cee wax lii waaye daal li may wax mooy xam naa ne daal peut-être yéene na ku nekk lu baax yéene na mbooloo mu nekk lu baax waaye li mu yéene waa kër Bakar yéene ko ñooñu fa nekk yéene wu ko kenn lu mu gis lu baax daal jàpp naa ne day gis ne ci waa kër Bakar la jekk moo tax it am na yu fa jot a réaliser te jàpp naa ne su ko yàlla defalee sutura dina am yeneen yu mu leen yokkal bon léegi nag lii laa mën a tënk la ci nit ki di ko xam ne nag suñu diggante moom weesu na ay xarit ak ay camarade de classe ak yooyu fi mu ne ak mbokk la nit du ma gis fenn te laaju ma ko moom it nit du ko gis fenn te laaju ko ana aale suñuy mbokk xamante nañu man ni ma waa kër Bakar xamee noonu la ko samay mbokk xamee fee ma dëkk donc loolu yàllaa ko def te xam naa ne lu ci bëri moom joué na ci rôle bu bëree bëri ku baax la daal ku am ay qualité la ku bëgg ay mbokkam la ku yéene ay mbokkam jàmm la ku yéene ay mbokkam développement la ku mën a dajale la ku am vision la donc loolu laa am ci lu may témoigner mën na gudd nag comme mën na gàtt wax ji it mën na leer comme mën na desee leer waaye dañ doon jéem a rek wax lenn ci lu ñu xam ci moom asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaw salaamaaleykum man la Doudou Ciss Ndoye doomu Abdoul Ndoye su fexe indi suñu témoignage rek ci reportage bi bon man peut-être je dirais plus témoignage waaw pas par rapport ak nit ki nii la mel wala dara mais fi jaar-jaar daal suñ jot a jaar donc su fekkee am na benn baat boo xam ni mën naa ko définir sama papa je dirais éducateur la yar moom si li ma gën a marqué si loolu bokk na si mooy éducation bi mu inculqué ça se ressent tey boo demee ba màgg di ngay xam di ngay ràññee si ngay xam lu bëri la donc pour être bref rek li ma koy wax sax bëri na yooyu nekk xale bu ma defoon dara sax bu laajee dóor dinañ ma dóor lépp lu mu laaj dinañ ko def mais bu loolu yëpp weesoo daf ma doon woowaat ñu toog mu inverser rôle yi maanaam mu jël fexe indi conscience lan moo indi dóor maanaam fexe man ma am conscience li ma def nii baaxul maanaam boog ma conscience yi acte bi ma def tey ba mu doon loo xam ne dama ko rek loolu yaakaar naa topp na ma tey fii ñu toll bëri na ay histoire bëri na ay anecdote yoo xam ne mën naa ko nettali daal yoo xam ne dama koy fàttali ko nii te ça a été loo xam ne si sama formation doon na lu extraordinaire la bon benn boo xam ne moom moo si gën a boobu moom tout le temps day ñëw sama bopp mooy benn jour benn 100 francs boo xam ne yoroon naa ko sama benn xarit bu ma bokkaloon classe moom ko mayoon bu ma ñibbi su ma daan jàng dafa ma daan jox xaalis bu may passé ak xaalis boo xam ne dama si daan jënd lu ma lekk récréation donc c'était calculé ba nga xam ne du des dara da benn jour ma wàcc ñëw indaale 100 francs mu laaj ma ne ko dañ ma ko may mais gëmu mu ne ma lii laa la joxoon boo defee lii ak lii ak lii xaalis bi warul def dara ma ne ko lii tam benn waa classe moo ma ko may gëmu ma mais jour dama waroon contact école mais bi may contact école maag moom ba suñu biir école ñu dem ba si buntu classe ñu xaar ba sama classe boobu sama waa classe boobu ñëw mu laaj ko kooku confirmer ko moom si lay soogay retourner daal di may bàyyi 100 francs pour joxe benn exemple maanaam boog fan la tolloon si dans son rôle d'éducateur loolu nekkul woon si man kese rek ak ñeneen képp koo xam ne nekkoon nga si moom wala si entourage mu war a participer sa éducation il le faisait d'une manière extraordinaire la tax te loolu yaakaar naa bokk na si li nga xam ne dinañ ko laaj waajur sëllëg te bokk na si héritage bu gën a mag bu waajur mun a bàyyi njab donc di sama papa je vois un grand éducateur di ko ñaanal gudd fan wér tal ak fekke ok merci beaucoup. maa ngi nuyu ci nekk ak sant di nuyu Baye Ablaye Ndoye moom mi nga xam ne lu bari ñëw na ci dëkk bi te lépp ci loxoom la jaaree ñu ngi koy gërëm di ko sant moom amuñ fayam yàlla rek koy fay yàlla na ko yàlla fay ak poulailler bi nag ñu ngi ciy gis suñu bopp bu baax normalement ñi ko amee ñu ngi ciy liggéey takku nañ te sawar nañ ci trop moom ñu ngi ci léeg-léeg ñu dugal ay lu mat juróom-benn fukki ganaar te dañ koy jaay toppatoo ko ba mu mat ñu jaay ko ba mu jeex te dañuy régler seen xaalis du am benn erreur kon nag duñ def lu di gërëm di sant ko loolu yëpp ci loxol Abdoulaye Ndoye la jaare ba ñëw fii vraiment nit ku baax la añaanul amul lenn loo xam daal añaanee na ko ci dëkk bi lépp loo xam ne gis na ko rek ci réew mi
te muy njëriñ dina fexe ba indi ko Kër Bakar muy góor di jigéen ñëpp jëriñu kon moom amuñ fayam yéen nag ñu ngi leen a gërëm bu baax di leen sant yéen waa rajo bi. d'accord kontaan ci biir bi bu baax. alors bi leen ko monsieur Ndoye indilee muy Abdoulaye Ndoye chef de village bi tey jii nii ñu ko doon gisee si yeneen dëkk yu mag a mag yi mu indi leen lii yëpp jardin communautaire bi yeeg centre beeg ak lii nga xam ne tey moom mooy poulailler bi nga xam bu ngeen soxla woon ganaar élevage da ngeen di dawal seen moto dem fii ba Sokone amee ji ko fa tey moom mu indi leen ko si dëkk bi aussi loolu nan ngeen ko gisee yéen jigéen ñi noppal na leen wala. noppal dëgg sa la ñu def ndaxte léegi comme niñ ko daan wutee ji ay Sokone yi dëkk yu bëri nekk fii dañ koy ñëw di ko wutee si ñun léegi ñu sawar si lool moo tax ñu gën a takku gën a yëngatu dañ si kontaan pour góorgóorlu mën koo lëggéey waaw ndax dañ naan dem ba ay Sokone di ko wuti te léeg-léeg nga dem mu jeex doo am sax da ngay ñëw seen beneen pexe moo def te léegi heure bu ñu ko soxlaa da ngay am sa ganaar boo amee gan mun nga mën a bette wala programme boo mën fa am rek si ganaar yi ngay ñëw. d'accord fàttali ni ñi satu man Guèye Dramé laa tudd. Guèye Dramé. mbokk yi di ñuy seetaan Agnata Sarr nag bokk na si responsable yi nga xam ne ñoom ñoo ŋànk lépp loo xam ne wàllu poulailler bi la ak yeneen i activité si dëkk bi soxna Agnata ñu bàyyi la nga nuyonteeg ñi lay seetaan waaye wax ñu ki nga xam ne moom moo nekk Abdoulaye Ndoye liggéey bi nga xam ne indi na leen ko yombalal leen ko lan nga si yokk si li nga xam ne tey jii nii Gaye wax na ko. asalaamaaleykum waa Kër Bakar ak suñu mbokk mi tey maa ngi nuyu ñëpp di nuyu Abdoulaye Ndoye di rafetlu teewaay bi ak li nga xamante ni ñu dëkk bi muy li njëriñ ndax yëm ci poulailler bi rek poulailler bi moom lañ mën a wax waaye njëriñ yëm ci poulailler te poulailler ndax bépp njëriñ la ci réew mi mu njëriñ lu baax génn ko indi ko ci dëkk bi muy góor muy jigéen kenn ku nekk dina ci sa bopp te dina ci jëriñ ganaar yi dañu ko indil dañoo toog rek xëy na ñu ni tabaxal ñu ganaar defal ñu lépp suñu dërëm dugg ñu liggéey di am suñu xaalis laaj ñu ci benn dërëm te lépp lay am ci dëkk bi ci la jëm ñu koy liggéeyee di am suñu xaalis ndax ne ganaar yi dañ dugal la ma juróom fukki ganaar wala juróom benn fukki ganaar te du am benn jafe-jafe ñu liggéey ñu am suñu xaalis ñu dugal ko ci dëkk bi te loolu yokkute dëkk bi la ak koom-koomu dëkk bi kon ñu ngi gërëm Abdoulaye Ndoye bu baax ndax am na dëkkam bu gën a dëkkam toppatoo na dëkkam ngir lu mu gis ci réew mi rek nii na ko ci dëkkam pour bëgg dëkkam jëm ko ñu ngi koy ñaanal yàlla na fan yi yokk lépp lu muy dëkk bi lu baax rek yal na yàlla yokk ko ñëpp ñu bokk jërëjëf jërë ngeen jëf ba ngeen dégloo ñooñu ñëpp tey jii nii nag ñu ñëw si ki nga xam ne moom mooy présidente bi ndax nag jiite ay jigéen yombul rawatina tey jii nii nag liggéey bu rafet bi nga xam ne chef de village bi def na ko muy Abdoulaye Ndoye yëkkati ko moog waa dëkk bi yëpp ñu wóolu ko jox ko mu nekk présidente bi en tant que présidente Fanta ñu bëggoon rek nga wax ñu liggéey bi nga xam ne yéen jigéen yéen a ngi koy liggéey ak liggéey bi nga xam ne yéen jigéen yéen a ngi koy liggéey ak chef de village bi tey jii nii mu yëkkati liggéey bi nii ànd seeg yéen ngeen koy liggéey mu rafet lool bisimilah. asalaamaaleykum maa ngi nuyu waa Kër Bakar di nuyu Abdoulaye Ndoye di nuyu mboolem ku fi teew ñu ngi fi teew ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci diggante bi nga xam ne ñu ko déggee Kër Bakar ñëpp kontaan léegi ñu ngi sant borom dëkk Abdoulaye Ndoye ndax Abdoulaye Ndoye suñu génn njëriñ bu ñu gis andi ko ci dëkk góor ak jigéen mag ak ndaw ñëpp dañu gis seen bopp poulailler bi ak lu may poulailler bi gis nañ ci suñu bopp bu baax ndax poulailler bi dañ ko waxi ñu ko fii defuñ ci dara ñu di ko toppatoo dañ dugalu leen ci juróom fukki ganaar juróom benn fukki ganaar di ko toppatoo ba mu jot a jaay ñu jaay day dégg na suñu allo duñ ci am benn erreur benn wérante di jaay ñu ngi koy kontaan bu baax ñu sant la jaay lépp lu am ci dëkk bi yàlla am na taxaw na ci dëkkam ñi moo jàppale it ñi ñu ngi góorgóorlu am nañ ko si bu baax a baax tey luñ ci dara soo ci wax moom su ne moom la nga wax rek foofu lay jaar waaw ñëpp a ci kontaan ñu ngi saram gërëm Abdoulaye Ndoye di ko ñaanal yàlla yàggal taxawaayam te boo ko ci kanam bu baaxee d'accord fàttali nit ñi sa tur ma ne nga fàttali nit ñi sa tur jërëjëf di feddaliwaat ne ren jii dañ ko fiy defar kon nga xam ne ñooñu yëg nañu la ñooñu fonk nañ la ñooñu naw lañ ne
kon nag ñu ngi leen di gërëm bu baax ci loolu di gërëm képp koo xam ne rek bàyyi nga yitte ñëw fi ndax xam nañ ne jamono xat na organisation yi bëri na yàlla lu nekk ñu koy def ci dëkk bu nekk waaye ku fi ñëw rek am na loo bàyyi pour ñëw fi may gërëm di sori loolu ñëw fi di aussi di gërëm organisation yi nga xamee ne teew nañ fi lu mel ni diaspora lu mel ni coopérative Kakata te moom tamit Kër Bakar gi la juddoo Seydi Ndiaye moom jiite ko moo am ay jigéen yu jógee boppas yi ñëw fekkee ko kon ñoom tamit dinañ leen gërëm bu baax a baax pour ñu tudd ñëpp nag pour gërëm leen dina xaw a jafe ndax waxtu wi di ko may mbir mi ku ko xool da nga yaakaar ne nit ñi bëriwul waaye nit ñi bëri nañu ndax ku ci nekk rek sa ginnaaw mbooloo nga bàyyi ñëw représenté kon nañ ci sant yàlla bu baax bañ nañ ko ba sax coopérative Kakata dañu indi ab journaliste pour ñuy def lii di ko yónnee direct nit ñi en live di ko gis te loolu xaalis lañ ci fay te ñun waa Kër Bakar fay ñu ci dara kon ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax di wax nag nit ki moom boo buggee avancer jamono bi jamono booloo la jamono ànd liggéey bu rafet te ñëpp yàlla daf ñu fi wàcce pour ñu liggéey te ñu war a bàyyi xalaat ne war naa liggéey lii di seet ndax yow di nga ko fi fekk wala doo ko fekk defal rek lu baax defal boo fi jógee ñeneen ñi dina ñëw jëriñoo ko seetoo ci perte dara ndax yàlla dina la ko fay xale yi tamit gën a gëmaat seen bopp gën a gëmaat seen i dëkk xam ne ku ci nekk mën ngaa uti de waaye li lay tax nga avancé ci sa dëkk nga koy amee uti nag terewuñu ko mais nañ fexe uti fas yéene dellusi bu ñu dellusee nañ fas yéene liggéey yaatal loolu mooy tax ñu avancé mais bu ñu xalaat ne mukk keneen mooy ñëw di leen defar seen i dëkk yi wala seen i gox yi loolu mun sa nekk kon nañ góorgóor loolu te bokk ndey bokk baay te ànd bañ a naxante ànd li koy yàq mooy ku nekk bu ko yéeg boo yéegee jëriñoo nit ñi man de doxuma ci loolu bu ma ko yàlla naree def sax bu ma bokk te yàlla nar maa nattuloo sax yàlla bu ma ci bokk kon nag ñu leen di tatagal yëpp di gërëm ñëpp gërëm collectif yi di wax ne waa Kër Bakar ñu ngi leen di yaatal def nañ leen ne nit yéen ci waa dëkk bi ngeen ne dëkk bi seen dëkk la ñun nag lu baax fuñ ko fekk mën nañ ko koy jënd mais li baax li ñu yore tamit ku ci bëgg jëriñu tamit boo ñëwee ñu jëriñ li ci yàlla def na ko xam naa ne bu ñu toppee wax ji di duuf ci nag yëpp xajul ci cin bi kon dañ koy gàttal rek ba beneen yoon asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. kon nag mbokk yi lii lañ leen jëlale woon fi si kër Bakary Diaité di sant bu baax a baax le chef du village ak waa dëkk ba yëpp waaye di sant aussi Seyni Ndiaye mi nga xam ne mooy yombalal diggante bi bañ muñ koy jot Sokone TV mu ngi leen jox dig daje ak yeneen émission de découverte